bi comme ni ngeen ko baaxoo rek tous les samedis votre plateau Before c'est l'avant-première de votre émission il est minuit gannaaw googee rek damay nuyu sama jigéen Adjaratou Thiaba moom mi nga xam ne moo fi nekkoon sànq rek doon si ànd ak invité am donc di Soriba si émission bu rëy boobu donc samedi soir noonu rek laay def di jaajëfal bu baax a baax képp ko nga xam ne waxtu bi yaa ngi teg ataaya wala boog yaa ngi ci salon yi foo munti nekk si diwaan yi di béggee li nga xam ne moom mooy Walf TV maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax c'est ça Before et donc bés bu yàlla sàkk rek samedi bi su ko defee yow nee naa la wóolu nga sa bopp rek nga yëngu si nga nekk si kuréel nga wóolu sa bopp yow yaa xam acteur de développement nga wala boog artiste nga lu mu si mënti doon rek nga wóolu sa xam-xam rek ne farax daal di ñëw toog si biir plateau Before daañ ko waxtaanee alors tey nag ma am mbégte bu rëy di si dalal Omar Diop Blinky donc Blinky lañ koy wuyoo fekk baax fi nga xam mooy si daan ba Tëngéej donc nekk porte-parole mouvement bi di ànd jël lu ñu moom si kanam tuuti nag dinaa ko laaj lu ñu moom lan la mu ngi fekkoog tamit ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diouf fekk baax fi nga xam mooy sa doonu Saly nekk président du comité d'entreprise républicain donc de l'AIBD donc muy aéroport bu bees boobee nekk foofule sa Diass nekk tamit responsable foofule donc sa Saly et si kanam tuuti ak moom tamit daañu waxtaan ak moom kuréel gi nga xam ne donc moom la jiite naka lay doxee en tout cas mbokk yi ñi ñooy sama invité tey ñoom ñoo ma seq tey ñoom ñoo ne tey ñoom ñooy teew fi nga xam ne mooy plateau Before fas yéene waxtaanee loo xam ne tey si seen i kuréel yi ñuy yëngatu ñu fas yéene kaa tasaare Sénégal en tout cas nii rek lay demee donc samedi bu jot Blinky wala boog Omar Diop maa ngi lay ziar bu baax a baax. naan ko Zalik. mais si loo ne. di jënd ça va ñu sant bu baax mais lépp tranquille. alhamdulilah. alors nuyoo ak téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi di la seetaan. donc asalaamaaleykum waa Walfadjri. donc foofu laay jëkkee. ndeysaan di leen nuyu di leen ziar. waaw di ñaanal surtout ki nga xamante ne kii moom mooy. El Hadji Sidi Lamine Niass Koumba Abdallah. waaw di ko ñaanal bu baax a baax. ndeysaan. di ko ñaanal ne fa mu tëgg yàlla na gën fi mu jógee. allahumma amiin waaw xam ne aussi tamit moom jar na ñaanal ndax it am na lu mu fi bàyyi. te li mu fi bàyyi vraiment buñ ci toogee nii ba di ko wax donc lu am solo la. kooku Sénégal la. di ko ñaanal bu baax a baax a baax vraiment fa mu tëdd yàlla na gën a fi mu tëggee ñaanal nag lépp luñ ko ñaanal rek yàlla na ko dal. waaw te yàlla na ko dal ndax it yàlla daal lii gën ci moom yàlla na ko yàlla defal. loolu mënuñu ko bañ def di la nuyu yow. jërëjëf mi nga xamante ne vraiment yaa ñu dalal fii nga xamante ne moom mooy. Before Walfadjri. di nuyu suñu mbokk Cheikh Diouf moom borom AIBD. di ko ñaanal yàlla moom aussi li mu sumba yàlla na ko yeggali. waaw di nuyu suma ñi ma àndal. muy di ko jege suñu sage. suñu grand frère. Matar Ciss bon l'infatigable moom mi nga xamante ne vraiment moom toogul tàyyiwul moom daal li ko ñor rek mooy li ñu ñor waaw di nuyu EG bi nga xamante ne aussi mooy suñu secrétaire général moom it du sonn du tàyyi comme ni nga koy waxee toujours rek si li ñuy yëngu moom moo ñu siy jàppale di ñu si taxaw bu baax a baax ak suma xarit El Hadj moom membre la boo xamante ne bii vraiment lépp lu ñëw rek moom moo koy taxaw lu yegg rek moom moo koy àngu te sonn si taay aussi vraiment te di ñu si gunge saa su ne. ak suñu xarit Ibrahima Mbeng aussi ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal bon di ko ñaanal aussi moom tamit yàlla na ko yàlla defal jàmm. parce que aussi ñoo àndandoo ñëw. moom it si ñooñu la bokk. bon di nuyu waa Tëngéej gépp bàyyi ñu kenn. très bien donc si kanamee tuuti dinañ si ñëw ñu gën koo yaatal. alhamdulilah ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diouf xam naa ne tey lu waral mu xaw a tardé tuuti xam nga séeréer la. te leer na ma ne reer bee ko fa téye woon. lekk na mburu yu nekk foofu sa Saly yëpp Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di jinaas di rafetlu teewaay bi ñu am fii tey ci plateau bi. di nuyu auditeur il est minuit. ñoom ñëpp di nuyu globalement auditeur Walfadjri. di fedd li Omar Diop wax léegi sama naataango maa ngi koy nuyu. di ñaan yu mu yëkkati jëmale ko ci borom kër gi. di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana. moo ko néewu jullit yam fay fekk yëpp. lii rek mooy àdduna. après lu ci nekk dañ koy fàttaliku. bu fàttaliku ba rafetee rek ça veut dire que jëf ba nit ñi mën nañ ci am yaakaar. di nuyu nag particulièrement ñi nga xam ne tey yàlla ak ñoom peut-être ñoo tax man ma teew fii tey. ñoom laa fi teewal tey muy waa comité d'entreprise républicain bu aéroport international Blaise Diagne di ci jiital l'infatigable la dame parce que buñ ne derrière les hommes il y a toujours d'excellentes femmes. Très bien. Madame Ba
di la vice-présidente dinañ ci dem ci biir. parce que ci action yi nga xam ne jot nañ ko def l'année dernière yëpp. boo demee ba ca biir elle est la pièce maîtresse. Très bien. ak toutes les dames du comité d'entreprise. di nuyu aussi le secrétaire général Alpha Sy. ak mbooloom góor ñi nga xam ne aussi ñoo ngi ci comité d'entreprise bi du ma tëj nag sans pour autant parce que waxoon naa la ko waxoon naa la ko nuyoo bi laay wax nuyoo bi laay wax voilà c'est bien parce que comme deux facettes la bu ma nuyoo benn facette bi il faut mu nuyu beneen facette bi voilà donc di jiital ci nuyoo deuxième facette bi la coordonnatrice de l'APR de Saly Néné Daf di nuyu Ibrahima Faye le secrétaire général pratiquement daal lépp tout le Benno Bokk Yaakaar de Saly. et bi nga xam ne donc on a eu à travailler très ensemble. bien en tout cas di lay wax ni xam nga tey plateau bi mburu amu fi. alors donc tu as intérêt donc nga daal di toog fi nga toog rek xam nga séeréer yi ñoom dañoo bëgg mburu alors donc ce sont donc mes cousins donc samay xarit lañ samay am di jàmm lañ donc c'était comme ça di leen wax dalal jàmm alors donc amis téléspectateurs et téléspectatrices di leen wax ni c'est ça et donc before tey ma am mbégte tey di dalal sama ñaari gan yi donc Omar Diop Blinky nee naa leen moom moo nekk porte-parole donc kuréel bi di ànd jël lu ñu ma am alors Omar dama ko jiitu si yow est-ce que tey mën nga daal di ñëw rek wax ñu lan mooy ànd jël lu ñu moom. waaw mais bu laa boobu damay delluwaat di nuyu. damay yokkaat sama nuyoo. déedéet Omar na bu ko def yëfu mbër yi nag. mënu ma fàtte waa diaspora bi. ah non non Omar mënu ma fàtte waa diaspora bi parce que diaspora bi. non man tey jombi naa tey non dañu nekk ay sénégalais. mais am benn problème dëkk Tëngéej vraiment. donc ñu yàgg a sonn lool si Tëngéej. bon vraiment mënu ma leen fàtte. kon nuyul waa diaspora bi. voilà donc waa diaspora bi di si jiital suma xarit Pa Assane Niang bon vraiment ak Papa Malick Diop. donc maa ngi leen siy cité bon ñu boole leen nga ñoom ñëpp. très bien comme ni ñu koy waxee dañu koy dégg quoi. très bien donc comme ni nga wax si ànd jël li ñu moom. dafa nekk lu bees. yegg si Tëngéej. donc nekk loo xamante ne lii liggéey rek moo ko tax a jóg. parce que ñoom liggéey la ñu juddoo moom la ñu marqué moom la ñu yaroo liggéey daal la ñu xam. donc seen liggéey xaaruñu si ma Samba xaaruñu si ma Demba. parce que jamono dafa toll boo xam ne ba loo wax rek ñu ne donc amuñu moyen donc du defaru fekk nit ku ne dafa fekk ne am na loo xamante ne lii boo ko préparé si sa bopp rek donc mënal nga ko sa bopp parce que ku nekk bu béyee waaram rek am naa yaakaar ne la ñu soxla ñun ñëpp donc danañu ko mën a taxaw donc ñu ne léegi nan la ñuy def pour jël li ñu moom ñu ne nañu dajaloo nan la ñuy dajaloo parce que ab dëkk su fekkente ne ñoom ñëpp dañu ànd nekk benn bopp def naa kenn du leen mën a xar ñaar loolu mooy ànd jël li ñu moom parce que jël li ñu moom bàyyiwul kenn jël li ñu moom nit ku nekk foo mën a ne rek war nga fa mën a ñëw parce que citoyen la boo xamante ne bii donc c'est ñun liggéey rek moo ñu tax a jóg donc mouvement de citoyen la donc bu ñu ne politique bokk si parce que dañu bëgg a tabax li nga xamante ne lii moom mooy suñu entourage ba nga xamante ne ku si yegg si dina xam ne ñun ñii kenn mënuñu diviser kenn mënuñu disperser parce que Tëngéej dafa nekk dëkk boo xamante ne bii vraiment dafa laaj defar laaj liggéey laaj taxawu laaj nekk fa wane fa loo xamante ne lii la fa nekkoon démb donc la fa jóge dafa bari te loolu vraiment tey ñun askan wi taxaw nañ xool ko ba nga xamante ne askan wi rek moo ñu tax a jóg pour ñu liggéeyal li nga xamante ne nii mooy suñu askanu dëkk donc xaaruñu si kenn nag en tout cas donc wax nga ko nga ngeen sàjj ko donc mu ngeen duppee ko ànd jël lu ñu moom ban année ngeen ko sànc ak tamit depuis ba ngeen ko sàncee ba léegi yan ponk yi nga xam ne tamit yan objectif yi nga xam ne moom mooy seen maanaam lu ngeen jot a def loo xam ne ku ko seen dina xam ne lii kat yéen seen kuréel bi àndul jël lu ñu moom moo ko fi def. waaw ànd jël lu ñu moom yàggul très bien yàggul mais tey boo xoolee mel na ni 1 an lañ ko def wala 2 ans wala 3 ans. 1 an 2 ans. non boo xoolee. très bien moom. mel na ni 1 an la def wala 2 ans wala 3 ans. parce que suñuy réalisation. defe naa umpul kenn si Tëngéej. te fa ñu commencé. dama yaakaar ne sax foofu mooy solo bi. mooy les cimetières. très bien maa ngi gis ci écran bi donc gis nga lii nii. yaa mel ni ne moo nekk na la ci écran bi. alors donc muy ay réalisation yi nga xam ne donc ànd jël lu ñu moom moo ko fi def. waaw ànd jël li ñu moom. dafa yaatu. si Tëngéej lii day wane ne rek waaw day wane ne rek ñun. Tëngéej. am na ñuy métier. Tëngéej la fa ne moo am solo. mooy li nga xamante ne lii moom la ñuy wax si li nga xam ne moo war a émerger Sénégal. Tëngéej ñoo ko mën liggéey. parce que Tëngéej rek moo am ku ñu nekk artisanal ñoo xam ne dañ leen jàngal métier ba mu mokk. ba nga xam ne fu ñu dem mën ko pratiquer. Tëngéej ñooy nekk ay Gabon Tëngéej ñoo nekk Arabie Saoudite Tëngéej ñooy fépp ba nga xam ne moo koy développé Tëngéej moom moo koy développé. te tey yi ñu sentir nañ ne Tëngéej
plan Diamniadio bi yëpp foofu nu mu tuddee sax phase Diamniadio bi yëpp daanaka construction la. te Tëngéej ñoom tous les corps de métier dañ koy gérer. tous les corps de métier mais côté boobu noonu est-ce que yéen donc Tëngéej yi mun naa xam ne gis nañ ci seen bopp parce que soo waxee ne la plupart bien sûr donc de ces travaux ñeel li nga xam ne mooy Diamniadio temps il est passé. am na ay ñenn si doomu Tëngéej yi taxaw nañ ne carrément gis nañ ci seen bopp kon tey jii nii je me dis que soo taxawee ne ma donc waa Tëngéej ñoom ñoo nekk si li nga xam ne yooyu travaux damay ne bon voilà des na. non moo tax man la ñoom nekkuñu si. dañu bëgg ñu oowaat Tëngéej. très bien jox leen li nga xamante ne lii mooy passe Diamniadio bi ñu liggéey ko. très bien kon benn cri du cœur donc yéen moom ngeen di lancé. voilà dinañ ko si passage waaye jaarale ko bu état xam ne. tey jii ñoom lii leen tardel mooy parce que dañu jaarul fa ñu war a jaar. bu ñu jaaroon fa ñu war a jaar ña ko war a liggéey bu ñu yëgsee woon si ñoom. dama ne Tëngéej duutul am suuf. parce que ñun loolu la ñu jàng. loolu la ñu mokkal. te loolu moom mooy suñuy métier. ñun loolu la ñu xam. tey bu ñu ñëwoon xëj na waxtaan ak ñun mën leen jàppale si loo xamante ne lii ñoom durée yi ñu ko soxla date yooyu bu laa yëgsee ñun ñu pare ko. parce que am nañu capacité am nañu xalaatam am nañu man-manam te mën nañu ko parce que lépp tëdd di nelaw. ëpp na 10 000 ouvriers. ñoom on parle toujours na nekk emploi la ñuy wax. mais la nekk emploi mu nga Tëngéej. est-ce que am nga benn organisation boo xam ne alors am na tey jii nii de ce fait que s'il y a de ces travaux là ñu doon si mën a jël jox leen yooyu la liggéey. mais bien sûr parce que Tëngéej ay entrepreneur rek la. Tëngéej ay ouvrier rek la. Tëngéej bépp lépp lu ñuy xool si boo ko doon testé tey si ouvrier boo yeggee Tëngéej fekk fa parce que ñoom ñii ñuy jël di leen yóbbu di leen jox les chantiers ñooñu donc Tëngéej ñoo leen koy liggéeyal. parce que parmi de nous ñun. ok boo commencé woon si man. kon maanaam main d'œuvre bi. et donc waa Tëngéej ñoom ñoo koy gérer. waa Tëngéej ñu nekk si bopp bi noonu du ñu waa Tëngéej. non ñëpp a nekk ñëpp kenn dëkku Tëngéej. boo demoon tey si Diamniadio bi koo fi laaj dëkku Tëngéej parce que Sénégal ñaa boo commencé woon si Sénégal ñaa ba kër ba ngay jeexal. amul képp ku dëkk Tëngéej ku fa nekk ñëpp a nekk ñëpp mën nañ ne mooy ñiy jógee si àll bi ñëw di daan si seen doole. te ñooñu bu nawet jotee. mais ñu bàyyi ba chantier yi dem seen yoon. donc ñi nga xam ne ñoo dëkk si dëkk bi tëdd di nelaw. waroon a bay seen waar. nga xam ne la ñu fay gagné mën nañ ko jot def seen dëkk mais ñooñu ñu nga fa tëddee nelaw. te loolu ñoom li ñuy daj si ñooñu buñ ko dajoon amaan na si population bi dem liggéey ko. parce que tamit ku nekk xam na ne heure yi nga xamante ne moom ngay jox pour dem Diamniadio non seulement dafa sori. la ngay gagné Diamniadio donc boo toogee si dëkk yi di nga am lu ko ëpp. mais kon kay loolu moom vraiment waa dëkk bi du leen jaral ñu dem liggéey ko. mais loolu ànd jël lu ñu moom ban taxawaay la si am. non ànd jël li ñu moom. lancé na daal état xamal ko ne ko. ñun am nañ lu ëpp lu ko liggéey. très bien mu nga fa toog. loolu moom saa su ne ñu ngi koy wax nit ñi di ko dégg saa su ne ñu ngi koy def nit ñi di ko gis. parce que li ñu fiy réaliser yëpp gis nañu ko. ñu ngi lancé daal état bi xamal ko ne ko daal. bu bëggee ay chantier yi nga xamante ne moom la commencé traité bëgg ko commencé bëgg mu yegg. na ñëw si waa Tëngéej waxee waa Tëngéej. donc bu ñëwee si ànd jël li ñu moom. ànd jël li ñu moom dinañu jóg. vraiment doxal leen ko saytul leen ko. parce que loolu moom mooy seen programme. seen programme mooy népp lu nekk Tëngéej tëdd. bëgg nañu ko yee. pour defar ko. très bien da nga teg foofu sa baaraam ma daal di jublu si sama séeréer bi donc di Cheikh Diouf nekk mouvement donc bi nga xam ne moom moo nekk président du comité d'entreprise républicain AIBD. alors man dama di neex parce que j'ai un ami boo xam ne donc mi ngi Espagne. moom temps il passe dafa ñëwoon vacances donc c'était la première fois mu wàcc li fi nga xam ne moom mooy AIBD moom d'habitude donc fi nga xam ne moom mooy Léopold Sédar Senghor fa la doon wàcc mu ñëw ni ma mais dafa mel ni ne li nga xam ne mooy Léopold Sédar Senghor moo gënoon a am li nga xam ne mooy qualité bi par rapport ak AIBD yow en tant que nga nekk ci milieu bi nga fay liggéeyee alors ban lan mooy sa xalaat. bon damay ne est-ce que waxu la le contraire. non wala est-ce que pël bi il n'a pas compris par contraposé. bon en fait retour bi ñu gën a am. mooy que waxuma Sénégal rek mais même sous-région bi. ñëpp dañuy ndamu aéroport bi ni mu mel en termes de confort bi. en termes de qualité service bi nga xam ni. tey moom la passagers yi di jot bu ñu accès aéroport. ñëpp dañuy fier. ci aéroport bu mel ni. ñu am ko au Sénégal ñu am ko en Afrique. tey boo xoolee kii njëkk a agsi li koy njëkk a impressionné rek mooy
par moment soxlawul mu yéeg oto bus mu yóbbu ko ci terminal bi day agsi avion bi nekk directement contact ci passerelle télescopique mu wàcc avion bi dugg ci passerelle bi dugg ci aérogare du gis bus ci li ci gën a bëri comme aéroport bi dafa yaatu nag am na ay possibilités yu bëri am na foo xam ne avions yi dañuy sori il faut bus jëli leen mais bu accès déjà rang ya fa doon am Dakar boo accès nit ñi ñëpp daw njëkkante ji police pour jaar police frontière dina gis ne loolu amatul parce que fële bu nekkoon benn espace fu police di accueillir nit ñi jas am na ñaari espace yu bokkul donc déjà loolu qualité service la boo dépassé police bi aussi boo demee ba ci biir aéroport bi fa nga war a jëlee sa bagage fa ñu amoon ñaari tapis bagage pour jël seen bagage boo ñëwee jas di nga fa fekk ñeenti tapis bagage ce qui fait donc day yokk capacité traitement passager yi ak qualité bi nga xam ne aussi moom lañ ci teg boo def jàllee foofu ba pare am nga possibilité boo fàtte woon jënd sërica comme yenn pël yi nga xam ne bu ñu andiwul sërica dañuy am problème mais des fois nag may nañ leen possibilité ñu mën a rattrapé wu mais des fois nag ñenn si ñi nga xam ne ñoom ne seen i clients dañuy faral di wax ne li nga xam ne moom mooy yenn prix yu xaw a cher yi surtout si côté bi nga xam ne moom mooy wàllu sërica bi du genre comme ça parce que lépp dañ ko daal di jël rek ñu daal di koy regrouper donc si biir aéroport bi donc permettre ñenn ñi nga xam ne donc voilà seen poste demeewul noonu voilà pour ñu mën a jëfandikoo si yooyu les prix. oui dafa am ñaari nit aéroport. parce que dégg naa café rek cher na oui am na ñi nga xam ne passagers yi lañu. ak ñi nga xam ne duñ ay passagers peut-être seen ay services ñoo leen fa andi. wala dañu accueillir si nit. wala voilà am na daal lu leen fa andi. très bien maintenant bu fekkee passagers yi. service bi ñu leen defal. luñ fa mën a jënd comme sërica day nekk des produits yi nga xam ne produit hors douane la déjà te sénégalais ordinaire lépp lu muy jënd dina fay douane bu fekkee produit importé la dina fay douane dina fay taxe mais déjà aéroport passager bi lu mu fay jënd day nekk loo xam ne c'est dédouané parce que en zone internationale lay nekk donc xam nga à partir de ce moment là prix bi bu jógee rek xamal ne c'est de la qualité donc la qualité moom à la kulli àll dafa am prime mais nekkul ne prix bi bu jógee rek c'est parce que dafa cher. est-ce que tey jii nii li nga xam ne mooy surtout les produits locaux donc yéen a ngi ko fay promouvoir donc foofu la sa aéroport bi comme surtout boor yooyu yi nga xam ne dañuy jaay ay séritia ngir ñi nga xam ne dañuy dem donc voilà mën ko yóbbaale. xam nga loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom la comité d'entreprise di wax. foofu moom da koy teg sa baal parce que bëgg naa nga ñëw nga leeral sénégalais yi. parce que c'est-à-dire que comité d'entreprise toujours républicain bi. li mu jël mission mooy. lépp li nga xam ne qualité la à l'aéroport. lépp li nga xam ne avantage la à l'aéroport. na koy séddoo na koy partager population yi. ndax ñoom ñu xam ko parce que yéen da ngeen di naan. train bi ñëw à l'heure intéressé wu leen mais ñun dañuy ne soxla na xam-xam xarañteef bi tax train bi agsi à l'heure ñu partagé ko ak nit ñi ñu xam ne derrière train bi ñëw à l'heure am na ñuy gëstu moo tax ma ne la par rapport produits locaux yooyu nga wax ñoom bañ nañ ko ba aménager ci biir lu ñuy wax la case casamançaise ay produits locaux rek lay jaay. maanaam ay géej geeg tiir geeg yooyu yëpp a ngi ci biir. ay produits locaux rek lay jaay xaw nga pël bi léegi mu génn ay produits locaux rek lay jaay. donc képp ki nga xam ne loolu soxal na la l'essentiel est que na nekk produit boo xam ne parce que aussi aéroport dafa am ñaari aspects yi nga xam ne day gàllankoor parfois. mooy sécurité ak sûreté. donc waruñ fa jaay loo xam ne mën na lor nit. donc lépp lu ñu fay jaay day nekk loo xam ne assuré nañ ne du lor nit te du exposer aussi aéroport bi risque. alors wax naa ko sànq rek si li nga xam mooy sama présentation donc yaay njiitu comité d'entreprise donc républicain de l'AIBD. alors est-ce que mën nga wax ñi nga xam ne mooy téléspectateurs ak sénégalais yi kuréel boobu lan la. voilà comité d'entreprise républicain dafa nekk ay liggéeykat yoo xam ne ñoom ñoo booloo bokk aéroport bi. amaana ñu nekk ci ay structures yu bëri parce que aéroport dafa bëri ay structures yu fa nekk donc ñoom
bokk nañ ci structure yëpp pratiquement. lenn moo leen boole mooy ñu am benn ngëm-ngëm. ngëm-ngëm boobu mooy ñu bokk le parti de l'Alliance pour la République. donc moo leen boole ñoom ñëpp ñu nekk ay apéristes. après xam ne li fi gouvernement bi def muy aéroport bi mu ibbi ko am na njëriñ njeexital bi nga xam ne war na ko am ci askan bi mu bañ nag communication bi nekk communication wu benn côté. benn côté bi mooy toujours damay ne yéen la presse li ci gën a bëri sensationnel la ñuy soxla. tey buñ ne woon am na benn problème aéroport suba mu génn ci presse bi yëpp. mais aussi tamit. mais bu baaxee. la presse donc am nañ benn mission boo xam ne informer juste. ma jël un exemple très simple. xam nga daaw la aéroport Blaise Diagne organisé pour la première fois. le pèlerinage à la Mecque. mais comme amuloon problème benn presse du ko bind. mais ñun comité d'entreprise républicain jël nañ ko comme ni ma la ko waxoon ak train bi. à bras le corps. def un communiqué expliquer à toute l'opinion la qualité bi nekk ci infrastructure bañ fa tabax dédié ko au pèlerinage ak xarañteef bi nga xam ne moom la ñiñ ko dënkoon wone ba pèlerinage bi mën a dem ba kenn déggu fa problème donc comité d'entreprise républicain loolu mooy taxawaayam xool lépp li nga xam ne aéroport bi am na ko ci njeexital ci population yi mu partagé kook population yi ci loolu boo xoolee daaw def nañ fa ñaari action yi nga xam ne day marqué parce que nga am benn structure bu ñëw dans le département de Mbour dans la région de Thiès implanté wu foofu nekk une grande structure regroupé ay këru liggéeykaay yu bëri ci biir boo ko xaymaa ci biir di nga dem ba 5000 emplois lu mu tuuti yoo fa nekk nekkul kër gu ndaw xam nga kër googu fu mu mun a installé wu rek population yi war nañ mën a yëg seen bopp ci kër googu moo taxoon comité d'entreprise républicain ne boo xoolee la zone de Mbour dafa traversé par la route nationale numéro 1 nekk route bi nga xam ne day bëri ay accident donc boo xoolee le département de Mbour toujours day am problème mu banque de sang ñu ne nañu def un don de sang yóbbu ko vers ce district de Mbour là bañ ko defee population travailleurs yi aussi accompagner ñu ci loolu ñu def benn don de sang record foofu laa la doon waxee la pertinence l'efficacité de la vice-présidente madame Ba qui bu nga xam ne moom aussi sage-femme la donc elle a pris à bras le corps cette manifestation mais bañ ko defee ba ca cappaandaw ba 236 poches de sang la ñu récupéré la ñu collecté et il a fallu ñu mobiliser équipe Mbour bi ak équipe district de Fatick parce que tellement engouement population yi nekk aux alentours de l'aéroport travailleurs yi ñoom ñëpp ils étaient venus pour accompagner les populations du département de Mbour voire la région de Mbour joxe seen deret pour mën leen wan ne am ngeen fii benn structure bu mag bu nekk dans la zone dinañ leen defal lu leen benn structure mosul defal donc loolu bañ ko defee aussi vraiment jusqu'au ministre de la santé ñëpp saluer nañ ko population yi gis nañ ci seen bopp tey ñoom liñ ñuy ñaan kay mooy aéroport bi nan la mën a defaat ba acte yu mel noonu mu mun ko def envers les populations yi nga xam ne ñoom ñoo leen accueillir deuxième action bi xam nga soriwaayu aéroport bi day def bi ñu demee ba ne dañuy def le renouvellement des permis biométriques ñu xool sunu biir xam ne dina metti ci liggéeykat bi parce que aéroport 24 heures sur 24 lay fonctionner am na ñuy xëy ñi di gontu ñi di fanaan donc day metti pour ñooñu ñu mën a bàyyi seen liggéey dem ba foire pour changer seen permis comité d'entreprise ne il faut ñu def une action allant dans le sens ñu yombalal ces travailleurs là ñu mën a accéder à ces permis biométriques loolu aussi en passant dañ ciy remercier le directeur du transport terrestre à savoir Cheikh Oumar Gueye moom aussi mu am benn oreille attentive dégluñu bu baax yombalal ñu ko aussi ba ca cappaandaw ga mujj nañu donc accompagner travailleurs yooyu ñoom ñëpp ñu changer seen permis biométrique ba tey donc crainte ba ñu amoon tey crainte boobu c'est dissipé
très bien donc loolu rek laa lay woon voilà comme gis naa deux ay action yi nga xam ne donc mu jëm si wàllu social yi nga xam ne donc seen kuréel bi mu ngi koy def man am na ponk boo xam ne ñor na ma lool mais balaa boobu rek damay may ma laaj Omar yi donc jël lu ñu moom yan mission donc moom la teg si table bi ne lii moom la ñuy moom lañ teg suñu bët te incha allah bi dañ ko song dañ ko daal. waaw jël li ñu moom li mu teg bët si Tëngéej. loolu bari na. mooy jël li ñu moom mu ngi dugg si Tëngéej di xool ruq-ruqaat yi di xool emplacement yi nga xamante ne vraiment jar na defaraat. ñun ñu defaraat ko suñu bopp. te on va le faire à nos propres moyens. mooy côté assainissement bi. et tout. côté assainissement bi côté canal yi. donc voilà donc côté moo nekk environnement si écran bi. voilà tu as vu canal bi boo ko xoolee nga xam ne mooy curage bi nga xam ne moom mooy canal bu mag bi jëm central jokkul bi. Ok. waaw moom moo dem ba côté Darou Rahman. comme on dit mais xam nga lii ni mu mel. buñ ci jéemul dara ëllëg. mais mën nañ am ay tawat. comme ni nga koy waxee donc duñ ci xaar kenn buñ ci xaaree kenn bu subaa. defe naa lor yi ñun ñoo koy gàddu. donc comme ñun si dëkk bi lañ dëkk. war nañ mën a commencer suñu bopp ba bu ëllëgee kuñ ci fekk rek xam ne bon vraiment ñun tamit suñu dëkk bàyyiwuñu ko noonu quoi. waaw et puis bon comme ni nga waxee ni ku nekk. yow yaay defaral sa bopp. ba bu ëllëgee lu la si fekk nga xam ne daf la dab. ñun noonu la ñun waa mouvement ànd jël li ñu moom. noonu la ñuy fonctionner parce que mouvement ànd jël li ñu moom. dafa nekk mouvement boo xamante ne bii vraiment cadre Tëngéej yëpp ñu ngi si biir comme ni nga waxee tous les jeunes cadres. ñu ngi ci biir mouvement bi donc ki nga xamante ne kii aussi itam bon dinaa ko waxaale muy le président. ñu cité que si muy Momar Diop di Sunga Diop. moom ginnaaw yàlla papaam. bon li ñu gën a jàppale si la bokk mënuñu ko bañ a sant. parce que suñu kilifa la kilifa goo xamante ne kii ñun dañuy juddu fekk ko Tëngéej muy liggéey Tëngéej kenn fekk ko si donc ñun bu ñu màggee. dama yaakaar ne ñoom fi ñu teg seen tànk rek ñun foofu la ñu teg seen tànk donc lii ndono la boo xamante ne bii vraiment ñun tànk Tëngéej yeggul ba leer suñuy bët ñun duñu ko bàyyi te duñu ko mas a bàyyi parce que bu ñu jógee Tëngéej foog ñu jéegaan dugg si yeneen dëkk yi nga xamante ne moo nekk approche de Tëngéej wala si yeneen i gox-goxaan yoo xamante ne yi donc ñun suñu liggéey donc permettre nañu tey jii si suñu xam-xam yi ñu jàng mokkal ka muy setal Tëngéej defaraat Tëngéej parce que loolu suñu métier la loolu métier boobu moom la ñu bëgg ku nekk xam ne Tëngéej mën nañ liggéeyal seen bopp seen dëkk parce que Tëngéej fañ ko fekk moom lañ ko bëgg dindiwaat delloo ko fa mu newoon parce que tey liy jóge Tëngéej yëpp daal ñun waa ànd jël li ñu moom danañu ko delloowaat Tëngéej ba ku ko gis xam ne vraiment suñu réalisation duñ ne dañuy wax rek mais duñu def mais ñun daal def lañ gën a mën wax. très bien donc muy ay actions yi nga xam ne yaakaar naa ne lii ku ko gis xam ne maanaam jëf la joo xam ne voilà yéen si ànd ngeen liggéey si parce que yaakaar naa ne c'est vrai que gox bi la seen gox la foofu ngeen fekk baax mais nag dafa am dëkk boo gis bu nekk rek am na borom ndax dem ngeen waxtaan ak ñoo xam ne ñoom ñooy kilifa yi par rapport ak actions yi nga xam ne yéen a ngi koy def foofu. effectivement si kilifa yi la ñu jëkkee parce que kilifa dafa am yi jiitu muy kilifa dëkk bi. kilifa dëkk bi mooy suñu wéyjur dem nañ ba si ñoom vraiment bi ñuy taxawal lii ba ñu réunion ba yàlla boole suñu diggaale dem nañ ba si kilifa yi nga xam ne vraiment ñoo sos dëkk bi nekk si dëkk bi ñu taxaw jaar si ñoom ñaanlu si imam yi donc bu fekk suñu kilifa yooyu aussi tàggu leen xamal leen ne ñun lii la ñu bëgg mooy dajalewaat li nga xam ne moom mooy Tëngéej ñu bokk ndey bokk bàyyi yëkkatindoo dërëndoo ba ngeen xamante ne ëllëg démb li ngeen ñu yore woon ñun moom la ñu bëgg a taxawal si li nga xamante ne lii moom mooy suñu goxu Tëngéej ba bu ëllëgee saa yoolee boo leen tëddee rek taal yi te xam ne ñun fa ñu war a jaar nañ fa ñu war a taxaw nañ fa donc foofu la ñu jëkkee si fi nga xam ne mooy suñu kilifa ba pare képp koo nga xamante ne kii autorité nga aussi te nga xamante ne nguur moo la fi teg. très bien donc man foofu laa bëggoon a waxee ndax ñi nga xam ne parce que yéen ngi fekk baax fi nga xam mooy sa Rufisque Ouest te Rufisque Ouest yaakaar naa ne am na maire et xam nga ñu ngi jëm si li nga xam ne moom mooy hivernage effectivement gis nga li nga xam ne moom mooy lii di pont bi xam nga laaj na li nga xam mooy curage daal di koy nettoyer ngir li nga xam ne moom mooy nawet bi est-ce que tamit kilifa yooyu ñoom gunge nañ leen si wala apporté nañ leen quelque chose de soutien waaw moom laa lay expliquer rek ne la ñun foofu la ñu tàmbalee parce que kii la bind lettre yëgal na la ki la bind lettre defe naa su fekkente ne yow da nga ko bëgg a jàppale da nga ko woo
nga waxtaan ak moom ba xam moom lii nan la ko duggee. mais nag dama yaakaar ne ñun li ñuy def. defe naa ñoom la ñuy jàppale. parce que lu ñu waroon a def la ñoom. donc ñun suñu jéngoo defal ko suñu bopp à nos propres moyens. man je crois que loolu ñoom defe naa ñoom ñoo ñu si waroon a jëkk a fekk keroog ba nga xamante ne ñoom bi ñu ñëwee gis nañ lettre yooyu nga xamante ne moom moo nekk si ñoom. donc daal ñun li ma la mën a wax daal mooy ñun dem nañ ba si ñoom ku si nekk ñu dugg si sa biir secrétariat jox la sa lettre ba nga xamante ne boo ñëwee dinañ la wax ne la mouvement bi nga xamante ne ñooy doomi Tëngéej kat ñëw nañ bëgg a defaraat Tëngéej ñëw si ñun tàggu leen donc bàyyi ñu kenn. kon mun na jàpp ne donc yéen indi seen pelle seen bourrette seen râteau tout ngir daal di soobu si liggéey bi. lépp ñoo ko indi. ñun gisaguñu kenn. suñu volonté daal moo fi ne. mais est-ce que tëju leen buntu yi nag des fois xam naa gars yi bëgg a dugg. non des fois xam nga gars yi moom suñu bëggee am fu ñu jëm rek des fois dañuy jékki-jékki tëj buntu bi est-ce que tëju leen buntu. non xam nga tëj buntu mooy doo si boole kenn. mais oo nañu ñëpp. dama ne ñi nga xamante ne ñoom dañu opposé wu woon sax. oo nañu képp ko nga xam ne fa nga ne. maanaam si muy parti la wala leneen ak leneen dama ne la nee nañ la bàyyi loolu nga xam ne lii askan wi ñoo ko bokk askan wi ñoo ko moom. te faw ñu tàmm dajaloo booloo bokkan day bokk bàyyi pour mën a liggéeyal suñu bopp lépp dindi tendance. parce que loolu defe naa moom mooy harmoniser li nga xamante ne moom mooy suñu dëkk te loolu moom moo ñuy dundal parce que ñun xamuñu lu dul booloo donc booloo boobu bu ñu ko dindee dina am lu manqué si ñun te booloo boobu foog mu dellu si waat parce que moo tax ñu oo ñëpp dama ne même les maires yi ngay gis nii ñoom oo nañ leen pour ñu ñëw fekk see ñu si liggéey boobu nga xam ne ñoom nañu xam ne rek ñun ñoom la ñuy jàppale. parce que tamit lii seen liggéey la waroon doon. parce que vraiment il faut le dire parce que lii nii action citoyenne la. képp koo xam ne alors gox boo munti doon rek di daal di bale ay li nga xam ne moom mooy ay canal nekk si cimetières yi je pense que si nekk rek gox boo munti nekk rek war nga see war a mun a teg sa loxo kon donc je me dis que yoon la de ce fait que muy autorité wala mu si munti doon donc muy nit koo xam ne yàlla may na ko mu ñëw jàppale leen donc si boobu les mouvement. waaw loolu daal bëgg nañu ko si. parce que moo tax comme ni nga ko waxee rek. képp koo nga xamante ne kii yaa ngi fi rek ñun bind nañ la lettre yónnee la ko pour nga xam ne ñun si lii la ñu nekk bu fekkee ministre de l'environnement bon moom aussi loolu moo ko fi bàyyi te mu tax ko jóg ñun ñu ngi koy aussi liggéey boobu yaa ngi dégg bu fekkente ne aussi bon comme ni ñu koy waxee urbanisme loolu moo koy bàyyi ñun ñu ngi leen di oo si liggéey boobu ñun danañu reboiser dëkk bi danañu ko bale ba mu set danañu ko tabax danañu ko def parce que loolu suñu métier la. donc man dinaa ñëw foofu noonu ndax Cheikh Diouf. gars yi beneen affaire la mais loolu dama koy téye rek. effectivement ba ñëw si ki am mooy Cheikh Diouf parce que Cheikh Diouf dégg naa la sànq. nga daal di lim li nga xam ne moom mooy action sociale yi ngeen def foofee. di maye deret di jàppale li nga xam ne mooy yéen si transporteurs yi. man li ma bëgg a dégg ba léegi dégguma ko. ndax muy loo xam ne donc cri du cœur la képp koo xam ne ñu nekk fi nga xam ne mooy sa jaas mooy askan yi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee foofu la si wetu aéroport bi la plupart dañuy faral di jooy di wax ni ñoom du leen jox liggéey yu am solo. liggéey journal yéen leen di jox yoo xam ne maanaam demeewul noonu comme que yéen ne ngeen seen comité bi lu ko tax a jóg rek moom mooy jàppale tout ce qui donc tourne autour bien sûr donc de l'AIBD jëm ci wàllu développement yéen si la ngeen di dox est-ce que yéen a ngi si def ay jéego. oui question boobu dinaa ci sa war a tontu. parce qu'en fait yàlla may nañu ñu fekkee ba ñuy tabax aéroport bi. mayaat ñu aussi ñu fekkee ñu koy exploiter. xool nga biñ koy tabax bañoon nañu ko ba créer benn structure amoon na foofu benn structure bi nga xam ne moom mooy chargé wu di recruter population yi dëkk aux alentours de l'aéroport. donc parce que comme entreprise bi ko doon tabax nekkuloon entreprise sénégalaise mën na bañ a xam réalité yooyu. mais yombalool nañ leen mu am ñi nga xam ne ca gox ba lañ leen jëlee teg leen foofu ñoom ñuy def de telle sorte que population yi ci village yi wër aéroport bi yëpp mën a gis seen bopp ci liggéey yooyu. mais xam nga liggéey toujours day laajte nga am xarañteef ci liggéey bi. maintenant la ñu waxoon ak ñoom mooy bépp liggéey bi nga xam ne soxlawul yenn xarañteef yi te mu am en local rek priorité bi local. mais boo soxlaa par exemple ingénieur génie civil comme Diop. te amul foofu da ngay obligé nga dem jëli ko feneen. mais bu amee foofu moom mooy priorité. loolu liggéey nañ ci ba mu weesu ba tey ñu nekk ci exploitation bi maintenant nit ñi il faut toujours ñuy xam ne nekkul aéroport bu bees la ñu tabax wutal ko ay nit ñu bees
ñu koy exploiter. mais dañu tabax aéroport bu bees après arrêté benn aéroport bu doon fonctionner. transférer activité yeeg personnel bi yëpp ci aéroport boobu. donc boo suivre li ma lay expliquer ça suppose que aéroport bi doon dox moo ngi doon dox sans ces populations maintenant chance bi ñu am mooy que aéroport bu bees bi moom moo gën a rëy moom moo gën a offrir ay possibilités liggéey. du coup donc brèche yooyu la ci nit ñi utiliser pour compléter ñi nga xam ne tey daawuñu liggéey aéroport Diass te ñoo ngi daawuñu liggéey aéroport Yoff te tey ñoo ngi liggéey aéroport Diass maintenant yokk aussi xarañteefu ñenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo ngi fi woon ci période construction bi seen xarañteef may leen ki nga xam ne moom mooy exploitation bu fekk leen foofu ñu xam ne naas bii kat fii lii ñu jaaral fii ci suuf lim ci xam ñeneen ñi ñëw xamuñu ko ci donc day nekk ci kooku waxuma obligation mais lu diis lay nekk ci moom pour mu bàyyi kooku mu dem donc moo tax ñu bëri ci ñoom ñi amoon capacité yooyu ba tey jii may wax ak yow ñoo ngi fay liggéey maintenant leneen li ciy topp mooy li nga xam ne tey aéroport bu nekk am na ay liggéeyu professionnel ak liggéey bi nga xam ne aussi liggéeyu nettoyage yooyu xam nga loolu wutul njàng diplôme bu la permettre ngay def liggéey boobu donc liggéey yooyu day nekk liggéey yoo xam ne tey ñi doon nettoyer Dakar amaana lañ leen doon fay jarul ñu dem Diass di fa liggéey war a fay seen ay paas wala wut fu ñu loué amaana lañ ñuy bëgg di fayeeku du leen mën a jëlal loolu en charge wala du leen ko jaral pour dire rek que am na liggéey yoo xam ne ña dëkk ci wëtu fañ koy liggéeyee rek a ko mën a utiliser muy liggéeyu nettoyage boobu te bëri nañ fa lool amaana nag ñi la wax ci liggéey yooyu la ñu jot parce que Cheikh Diouf ma yaakaar naa ne kuy xaram na sa jaay exact barke ba yaay borom exact du dëgg exact su ko defee mu fekk ay ndaw yu man je pense que ndax tey jii nii seen kuréel bi mettre na en place benn structure boo xam ne day daal di def benn jàngat boo xam ne xool si gox yooyee muy Diass muy Mbour di Saly di Kër Mousse donc gox yi nga xam ne ñoom ñoo wër li nga xam ne mooy aéroport bi xool ndaw yi fa nekk ñu daf leen li nga xam ne mooy utal leen ay formation wàllu wu si ne comme ni nga ko waxee génie civil lépp loo xam ne aéroport bi daf koy soxla yéen tamit ngeen xar si seen tànk tubéy pour loolee mën a am. exactement yooyu séance sensibilisation la ñuy def parce que boo xoolee nguur gi mettre na en place ay structures ya nga xam ne li gën a bëri ci ñoom formation professionnelle la ñuy joxe. donc ñun bu ñu yàlla mayee ñu xam métier yi nga xam ne ñoom ñoo am ci aéroport. donc li ñuy def ak ces populations là mooy defal leen ay sensibilisation ci métier yi nga xam ne ñoom ñoo am ci aéroport. Très bien. après bu ñu defee du ñu yem ci sensibilisation bi. après dañ leen di teg ci yoon yi nga xam ne. mun nañ fa amee financement wu formation. am na direction de la formation professionnelle. kenn réerewul mbir ne day maye ay formation. donc ba ki nekkoon directeur sax liggéeyam bu rafet ba mu doon def ca direction ba moo tax tey ñu nommé ko ministre de la formation professionnelle. donc après ñun suñu sensibilisation ci yoon yooyu lañ leen di teg ndax ñu mën a am formation bi nga xam ne. dina adéquat ak li nga xam ne moom la ñuy xaar. pour mën a am liggéey ci biir aéroport bi. donc yooyu aussi ñoo ngi ci. am na benn séance buñ ci jot a def. am na yeneen yu ñu programmé ci yeneen villages yi nga xam ne wala communes yi nga xam ne ñoom ñoo wër aéroport bi. xam naa ci sunu parce que ñoo ngi sunu deuxième année nañu ne matagul sax une année parce que le 1er septembre 2018 la ñu lancé les activités du comité d'entreprise sous la présidence au directeur structure APR yi je le salue en passant le ministre Mbaye Ndiaye donc c'était le 1er septembre donc 1er septembre 2019 la ñuy am un an li nga wax c'est vrai ñoo ngi ci da jot nañ ci def benn mais juste pour rassurer rek la que rassurer ces populations que loolu fàttewuñu ko ñoo ngi ci et xam nañu ne am na njeexital ci population yi am na njeexital aussi ci aéroport bi. très bien donc am naa sama daas fanaan mais boobu dama koy denc ba si kanam. Omar Diop Blinky alors donc wax nga ko sànq yéen a ngi si ay pavage yéen a ngi si def li nga xam ne mooy def ay reboisement alors yooyu yëpp ngeen koy def
ndax kuréel gi maanaam cotisation du vient li nga xam ne moom mooy seen i moyens ndax tracteurs yi may gis ñii ak yeneen bagages yi donc dafa mel ne da am lu ñu nekk seen ginnaaw. waaw alhamdulilah ñu sant yàlla suñu borom rek ne nekk suñu gannaaw moom wax nañ la ko léegi ne la ñun dañu am kilifa gu baax muy Baye Babacar Diop. Baye Babacar Diop ku juddoo Tëngéej màgge Tëngéej xam nga ko. muy def li muy def te boole ko ak dara. parce que xoolu si dara mooy li nga wax rek ne nit ki boo bëggee liggéey booy xool si sa ginnaaw dafa mel ni yow dafa am lu la desee. donc loolu moo ñu imprégné ñun ba nga xamante ne moo tax ñu moom mën nañ ne moo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale ci biir di ñu jàppale ci biti. parce que bu ko neexoon bu ñu ñëwee mu xool ne li mu ñu jox nii bon peut-être matériel la te matériel boobu mënoon na liggéey ji leneen loo xamante ne lii mënoon na dem ci moom mais daf ko fa teg ñëw fekk si ñu si li nga xam ne moom la ay doomam bëgg donc ànd si ak ñun vraiment di ñu gunge si li nga xam ne mooy travail bi nga xam ne moom la ñu def muy suñu travail set setal comme ni ñu ko waxee loolu daal moom mën nañ ne Baye Babacar Diop moom moo nekk suñu ginnaaw en wóor baaga ñu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla vraiment di ñaan sax mu gën a yàgg suñu kanam ba nga xamante ne ñun li ñu gën a bëgg te amaguñu matériel yàlla jàppale ñu si moom ba nga xamante ne dinañ ko mën a matal. Donc du côté de la régie donc on me signale que lu ñu joxoon si waxtu donc léegi mu jeex alors donc chers téléspectateurs je vous rappelle que mun ngeen participer si li nga xam ne donc moom mooy plateau Before nee naa la bàyyiwuma yow mi artiste yow mi acteur de développement donc muy mouvement lu munti doon rek nga bëgg li nga xam te maanaam ñu toog waxtaanee ko fii si plateau Before mun nga composer les numéros yi nga xam ne ñoom ñooy défilé donc si écran bi donc su ko defee rek nga daal di toog fii comme ni ko Cheikh Diouf dafee ak Blinky donc sama xarit la Blinky ni ñu ko defee rek ñu daal di ñëw toog voilà donc tout juste donc Blinky bëgg naa balaa ñuy tàggatoo nga wax ma lan mooy seen i projet nga remercier tamit en même temps ñi nga xam ne waaw suñu projet moom bëgg naa aussi comme ni ñu koy waxee rek xam nga tungu ne du teewul ñuy nataal maanaam réaliser nañu te li ñu réaliser moom ku nekk xam ne dafa rëy te bu ma sañoon askan wi gis ka ba ñu xam ne ñun vraiment li ñu liggéey dafa rëy waaw parce que tamit lépp si benn weer boo xam ne moom nga ko taxawal réaliser si loolu dama yaakaar ne kooku bu demee weer mën na fi teg lu ko ëpp loolu dañ koy gëm parce que nelawatuñu toogatuñu taxawatuñu lépp rek pour salte jeex Tëngéej parce que salte moo yor cet moo yor ab dëkk et puis cet mooy avancé loo ab dëkk comme ni nga ko waxee parce que du ñu xool ne moom la président bëgg mais nañu xool ne ñun moom la ñu bëgg parce que président aussi bon mën nañ ne doomu aadama la comme ñun waaw parce que tamit lii muy dundee ñun moom la ñuy dundee dafa am fu mu dëkk ñu am fu ñu dëkk donc duñu seetaan ne moom mën na defar Fatick ñun ñu ne ñun mënuñu defar Tëngéej non ñun ñoo mën a defar Tëngéej ñun waa ànd jël li ñu moom dama ne ñun bu ñu ko defarul du set kon su ma la déggee daal yéen am ngeen fi ngeen jëm parce que yii ngeen di def yëpp di seetal ak di dugg si kaniwoo yeeg di raxas di bale am ngeen lu ngeen bëgg non bëgg gi yëpp mooy politique moom bokk si di raxas ay kaniwoo non bëgg gi moom di pavage waaw bëgg Tëngéej baax na ba tey bëgg Tëngéej kon garaawul voilà parce que ñun daal ñun on est pas là pour la politique comme on dit waaw pour mu leer quoi parce que foofu ñu wax ko parce que ñii askan ñi yëpp ñu ngi ñuy déglu réew mi ñu ngi ñuy déglu donc am na ñoo xam ne nelawuñu ndegee xaar émission bi parce que jaral na leen ko comme ni ñu koy waxee mais dama bëgg ñu xam ne sauf la politique parce que buñ ko si dugalee rek aussi yàq fa ñu jëm te ñun soxlaawuñu si loolu vraiment ñun ay doomi dëkk bi lañ vraiment dëkk bi soxal ñu te mën nañu ko liggéeyal suñu bopp te bëgg rek lu ñu encore accompagner ñu bu ñu accompagner rek ñu jàppale leen parce que tamit ñun vraiment loolu rek moo ñu tax a jóg amul leneen dugg si lu dul dañu bëgg ku nekk la nga jàpp na nga ko bàyyi nga ñëw fii nga xamante ne nee nga askan wi soxal na la nee nga dëkk bi soxal na la nee nga Tëngéej moo la tax a jóg nga ñëw jaar suñu ginnaaw bu ko defee toujours presse bi di lay jël ñu du la gis ñoo xam ne yow mii vraiment liggéey moo la tax a jóg donc bu ko defee ñu àndandoo ñu liggéey Tëngéej parce que mbooloo mooy doole très bien yii ñuy wax ni yée mooy tardel dëkk bi ñun amatuñu ambition yooyu xam nga yeen ambition lañ am liggéey Tëngéej ñun nekk ñu fi di cité ma Samba nekk ñu fi di cité ma Demba nekk ñu fi non dama ne kenn taxu ñu jokkul suñu dëkk. jeex na kon ma daal di bàyyi nga daal di tàggatoo rek. waaw voilà. Blinky. boobu leer na. boobu leer na. waaw leer na waaw tàggatoo bi moom comme ni ma koy waxee rek. ay remerciement rek lay doon. vas-y. waaw parce que doomu aadama bu nekk moom. moomuloo sa bopp. te lu la nit defal ci boppam. bon mënuloo aussi lu dul gërëm ko sant ko comme ni ñu koy waxee parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañ. ku si nekk dafa am lu lay tënk donc di remercier rek ñi nga xam ne surtout di jiital
ki nga xam ne moom la ñu def président muy Sounga Diop Momar moo nekk nii moo yor peel bi. kon nga xam ne lii rek déjà. wane ne bonne volonté quoi. parce que buñ dee ba nommé le président nga gàddu peel di ko tibba. donc wane nga ne yow yaa jiitu. donc ñeneen topp sa ginnaaw comme ni ñu koy waxee donc di remercier ki nga xamante ne kii moom mooy Mbaye Ñaaña Mbaye Koña lañ ko gën a xam. bon il est de Jokul Kaw comme ni ñu koy waxee rek. moom tam ku ambitieux la. ku bëgg a tëggeej la. vraiment li muy def sax bëggul ku ko wax. comme ni ñu koy waxee donc moom moo dal Momar mii suñu président. bëggul sax ku ko tudda donc moom papaam boobu ñu tudda noonu muy Pape Babacar Diop. donc ñoom ñaar ñoo yem ñoom bëgguñu sax ku leen tudda comme ni ñu koy waxee. bon voilà di gërëm waa Jokul gépp nag. parce que dina non c'est vrai non foofu ñu gërëm leen. parce que ku def lu rëy ñu wax la lu rëy. Jokul Kaw dañu dem fekk leen seen fief. vraiment ñëw expliquer leen loo xamante ne lii ñoom. xalaatuñu ne sax nit mën na ko wax ñu dégg ko. mooy dañu bëgg nettoyer lii. parce que ku nekk xam na ne armée li fa mu ne. seen dëkk la mais ñun dafa am fu ñu jógee ñëw foofu ba ñu ñëwee ku nekk bàyyi la nga yoroon. ñëw jàpp si te teewu bàyyi ñu gën ñu ko bëgg. vraiment ñu leen ci gërëm bu baax a baax parce que foofu ñu cité si ñaar. koo xamante ne kii Souleymane Ciss ak ki nga xamante ne mooy Maguette. bon vraiment ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm képp ku toppoon seen ginnaaw te xam ne waa Jokul gépp jog dañu bàyyiwuñu kenn. waaw ñooñu moom ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. waaw di gërëm aussi kii nga xamante ne kii bon moom mooy suma wéy jur. mënu ma ko tëb quoi. am benn problème waaw ku baax la vraiment. loolu dinaa la ko may bon tette na ma yar na ma. bon teg na ma fi ma teg ba vraiment courage bi ma am nii defe naa si ñoom laa ko jëlee. bon boo war a mën ne daal ñun dañuy boole Tëngéej te kenn duñu ko xaajaleel parce que booloo la ñu waxoon booy ànd ak say naataangoo bon jiitale yërmande jiital yaatu. xam nga jiital yiw. donc yooyu yëpp ñu nga xam ne tamit ab yar la. donc mën loo ko bañ a wax si kii nga xamante ne kii moom mooy sa waajur. ok merci beaucoup donc Omar Diop Blinky voilà donc Cheikh Diouf yow nee naa la donc dëkkoon nag fi nga xam ne moom mooy AIBD am nga fi nga xam ne moom mooy Diouane. yow nga fekk baax fi nga xam ne donc moom mooy Saly nekk fa responsable yëngatu si li nga xam ne moom mooy wàllum politique. donc ku ko xam Saly xam na ne dafa nekk zone boo xam ne zone touristique la. wàllu tourisme bi foofu baa mi ngi dox. Oui, tourisme bi macha allah avec président de la République relancé na ko. déggal mi ngi dóor nag. non mi ngi dóor nag. damay andi firnde yi relancé na ko parce que boo mënee génnee le crédit hôtelier nga jox ko les hôteliers da nga bëgg ñu relancer seen ay infrastructures. nga teg ci bi ay sites yu bees. yaa ngi dégg Pointe Sarène yaa ngi dégg Joal-Fignon yooyu yëpp. c'est pour développer aspect infrastructure bi. Au-delà de ça nga ñëw hôtel yu bëri ci ñoom lii leen gënoon sonnal mooy avancée mer bi. c'est des problèmes ay problèmes environnementaux la yoo xam ne adduna bi yëpp lay laal fi mu ne nii. nga ñëw ne da ngay randal revitaliser les plages. donc boo demee tey Saly di nga gis des travaux yi nga xam ne nit ñaa ngi koy def. pour récupérer lu mu tuuti 100 mètres de plage. te loolu rek day dundal hôtel yi. day permettre aussi touristes yi ñu mën a ñëw parce que ñu bëri ci ñoom dañuy am lu ñuy soxla yu jëm ci plage ak géej. donc bu plage amatul day nekk gàllankoor ci tourisme bi. bon au-delà tourisme bi aussi comme ni nga ko waxee dañuy yëngatu foofu politiquement. di yëngatu aussi au sein de l'APR wax naa ko bi may démarrer. di saluer la coordonnatrice Néné Daf ñoom ñoo ñu accueilliroon. comité d'entreprise républicain bi ñuy def le lancement. C'est le lieu ñu remercier leen féliciter leen seen mobilisation ba toujours dañ koy fàttaliku tey foofu la réalité c'est que ñoo ngi liggéey dans le sens d'aller vers la réduction wu souffrance su population yi. parce que Saly bu ñu ko waxee rek dañuy xalaat tourisme. mais dañuy fàtte ne am na 30 000 personnes yoo xam ne. 30 000 âmes yoo xam ne. ñoo ngi dund à peu près environ ñoo ngi dund dans la commune de Saly avec 16 quartiers donc nekkul lu tuuti. boo demee ba à l'intérieur fii nag nekkul le lieu pour def le bilan du maire. non du ma ko def. man duma la ko may sax. peut-être bu leen ko temps bu leen ko temps bi permettre ñoom. bilan maire bi sax xaw ma ko. bu leen ko temps bi permettre ñoom peut-être dinañ ñëw ci yow ñu def seen bilan. voilà mais man du sama cër. du ma la ko may sax mais nag comme dañ ne. orientation politique président mooy réduire la souffrance des populations. lépp li nga xam ne souffrance la population yi di ko dund aussi du ñu tere aussi. ñu teg ko sur la table. Aujourd'hui Saly soxla na un hôpital.
bu ma la ne une commune bu amul hôpital c'est un problème. Saly soxla na infrastructure sportive. stade municipal amul foofu. tey tous ces quartiers yi ma la cité bu ñu bëggee def seen nawetaan tey stade la ñuy dem. donc loolu c'est un problème te xam nga ne bu ñu ko xeeb activité de vacances. même kiy jaay gerte caaf. da ciy gis boppam. effectivement kiy jaay ndox. da ciy gis boppam. loolu boo ko amee sa biir commune rek jàppal ne yaa ngi suuxat yu bëri. donc loolu nekk bokk na ci nga xam ne vraiment Saly soxla na ko. insalubrité bi aussi moo ngi foofu. te pour une cité balnéaire waroon nañ am leneen lu dul loolu. heureusement am na une structure qu'on appelle SAPCO qui est là-bas. ki nga xam ne aussi day liggéey ci améliorer aussi condition wu site bi. donc au-delà de ça mais n'empêche que ba léegi da ngay gis ay charrette ñoom ñooy jël les ordures. di ko yóbbu di ko tuur foo xam ne c'est pas réglementaire. foo xam ne ay nit ñoo fay dëkk. nga ñëw di fa tuur ay mbalit loolu aussi yenuwul maanaam. ça veut dire que am na benn organisation bu des boo xam ne nit ñi war nañ ko def. boo ne site balnéaire aussi. man foog naa ne Saly waroon na dem ba àgg foo xam ne. les jeunes bu ñu amee bac du ñu soxlaati di dem yenn université à l'extérieur. à Dakar wala à Thiès wala feneen. parce que lan lay yóbbu nit ñi université c'est quoi c'est nga formé wu. après dem wuti liggéey. mais tey ñu bëri ci ñoom. bu demee ba ci biir sax jàng bi dañ koy bàyyi parce que proposé nañ leen un petit emploi au niveau des hôtels. ñu dem liggéeyi gagner xaalis. alors que bu ñu amoon foofu à Saly une école de formation au métier du tourisme. peut-être le ministre de la formation professionnelle moom may dégg bu ñu fa amoon une école de formation au métier du tourisme et de la gestion hôtelière dina permettre à ces jeunes là ñu mën après le bac ñu former wu bu ñu paree. stage dina leen yomb parce que hôtel yaa ngi à côté bu ñu paree aussi directement mën nañ leen embaucher au niveau de ces hôtels parce que loolu la ñu wax dans le PSE2 mooy l'employabilité des jeunes donc na nit ñi former jeunes yi ndax ñu mën a am emploi après maintenant un développement industriel le développement industriel ñoo ngi koy gis il y a pas mal de sites industriels dans le département qui sont en train de voir le jour lii la ñu féliciter ci loolu le maire de Sindia qui a développé dans sa zone benn zone économique spéciale fu muy préparer installer au minimum 15 industries 15 industries yooyu dañuy jël des emplois. Très bien. Donc yooyu bu ñu ko développé woon un peu partout dans le département de Mbour rek je pense que Mbour va devenir ce qu'on attend de lui. Super. Et donc c'est le lieu voilà d'encourager tous ceux qui sont en train de travailler avec ñun autour du Benno Bokk Yaakaar. Très bien. Pour que ces orientations politiques. Très bien. Qu'on puisse y arriver. Très bien donc ma daal lay bàyyi nga daal di tàggatoo su ko defee rek ma ne tamit ma daal di tàggatoo jox rendez-vous ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy téléspectateurs yi safoo li nga xam ne plateau Before alors c'est comme ça. ni rek lay demee samedi bu jot rek nga daal di toog nee na la yow mi ay artiste yow mi li nga xam ne mooy acteur de développement yore benn kuréel donc muy mouvement lu mu munti doon rek alors soo toogee fii dina leer nañ donc si plateau Before donc nga daal di tàggatoo. Voilà donc di commencer par remercier la. ci vraiment invitation bi ñu def. permettre ñu en tant que comité d'entreprise ñu ñëw fii wax ak les populations wax ak say téléspectateurs yi. permettre leen peut-être espérer nañu ne communication bi ñu jot a def fii jot na leeral au moins quelques personnes. par rapport à l'aéroport jot a leeral quelques personnes. par rapport aussi à la situation politique de Saly. Que ce soit des autorités que ce soit les populations yi nga xam ne ñoom ñooy dund à Saly que ce soit aussi nos partenaires politiques yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. Remercier aussi parce que bu ñu nee comité d'entreprise réalisé na nekkul uniquement les membres du comité d'entreprise ñoom ñoo ko def. C'est tout le personnel de l'aéroport de toutes les structures de l'aéroport. parce que wax naa la ko au début ñoom ñoo dem joxe seen deret. ñun waa comité d'entreprise bu ñu joxe woon suñu deret rek du ñu am li nga xam ne am nañ ko. donc remercier les chefs des structures aussi. qui ont eu à nous accompagner. Que ça soit financièrement parce que activité yooyu yëpp ça nécessite au moins am na ay charges yi nga xam ne war nga ci ko couvrir donc c'est le lieu remercier ki nga xam ne moom moo ci gënoon actif. mooy le directeur général de AIBD. monsieur Abdoulaye Mbodj moom il nous a vraiment accompagnés. plus aussi le secrétaire général de l'AS Pape Mao Diouf il nous a aussi beaucoup accompagnés même le directeur général adjoint de l'AIBD aussi donc pratiquement autorité AIBD yëpp luñ fa mën a def mu sotti rek ñoom ñoo ci jàpp
donc di leen remercier di leen yëgal aussi que comme niñ ko waxee fii yeneen action ñoo ngi en cours Inch'Allah. qui vont aller dans le sens donc de permettre aéroport bi ñu accepter ko dans son milieu permettre relation bi entre aéroport ak son milieu mu gën a ritax très bien en tout cas donc merci beaucoup ki nga xam ne moom mooy Omar Blinky Diop ah nee naa la moom mooy porte-parole mouvement ànd jël lu ñu moom nekk fi nga fekk sa Rufisque Ouest ñu lay jaajëfal bu baax a baax si teewaay bi di remercier tamit ki nga xam ne moom mooy Cheikh Diouf sama séeréer bi ah nekk président du comité d'entreprise républicain donc de l'AIBD fekk baax fi nga xam ne sa daanu Saly en tout cas donc ça a été un plaisir mesdames et messieurs chers téléspectateurs donc yéen ñi nga xam ne samedi ko yàkkamti ngir seetaan ñu mënuma nag terminer sans autant encourager ñi nga xam ne donc moom mooy les lions du Sénégal jamono ji ñu nekk fi nga xam ne moom mooy sa Caire c'est Égypte di défendre bien sûr les couleurs donc du drapeau national vert jaune rouge ak étoile bi yaakaar naa ne képp kuy ngay sénégalais donc wax nañu supporter notre équipe nationale donc mu équipe ñoom Sadio Mané ñoom ñëpp yal na yàlla may leen ndam alors donc en tout cas ça a été un plaisir vous servir je vous donne rendez-vous inchallah et donc samedi prochain pour un autre numéro donc de Before bu leen zappé toog leen rek nga daal di seetaan donc l'équipe donc du les minuit revient et donc il y a Mohamed ak ànd ak ki nga xam moom mooy Nabou ànd ak yéen si li nga xamante ni moom mooy couleur samedi soir en tout cas donc kontaan naa si yéen bu baax baax may remercier donc waa régie donc Cheikh Tidiane Diop Mansour Ndiaye Bamba ñëpp ak ki nga xam moom mooy Ousin pour le déco en tout cas merci beaucoup à tous et à tout le monde samedi prochain inchallah